Bargny, Diamniadio, entre autres. Vous pourrez les interpeller sur toutes les questions qui vous préoccupent. TNT by Excaf, votre satisfaction, notre priorité. Gingalax Paal ca Ndar géej la nekk 1h waxtu jot asalaamaaleykum li gën a fës ci bopp xibaar yi soxal na mbirum nag wér-gu-yaram lu ëpp ci daanaka ñetti téeméeri million ci doomu aadama ñoo am jàngoroy asma ci àdduna wërngal këpp ginnaaw fii ci Sénégal ay statistique di xayma wane na nag lu toll ci téeméer boo jël ñett ci ndaw yi ci mag ñi juróom-benn ci téeméer boo jël ñoo laaleeg jàngoro boobule buñ sukkandikoo ci Mamadou Ba di professeur pédiatre pneumologue mooy loole nag dëppwul ak li war a am dëgg-dëgg fii ci xew bu Sénégal daañu ci dikk ci ni mu yaatoo ci biir xibaar yi leneen soxal xibaar yi toll na ci ñaari millions yi doomu aadama ay jullit di way ci dëkk bu sell boobee dëkk bu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam at bu jot waaye tréewul ay fayda ay rëq-rëq ñu koy nemmeeku ci mbirum organisation bi ngir jeexal lu mel tembe tax lii di association Ali Yassine taxaw ngir nag fas yéeneen indi ci ak coppiteef daañu ci dikk ci biir xibaar yi leneen dana soxal xibaar yi jëm na ci nag li nga xamante ni moo soxal ni ki démb doon jaaba jonge ci ëttu waxtaanukaay yi di woy takk der boobee nga xamante ni daal moom moo daal di rek def li nga xamante moom moo di ab photo boobee bokk na ci du ab policier boo xamante ni daal dañuy jàpp ne dafa mbéj ab rek borom dawalkatu daamar ñoom ñu jàpp ne loolee nag dañ ko war a ñu bëri ci askan wi naam police yu àdduna wax ci nee nañ nag dañoo war a xoolaat bu baax doxalin yooyu am ci diggante ñooñu lay di rek woy takk der yi ak askan wi dañ ci ponk lañ ci boole mu buur jotaayu xabaar ci kanam ñu faram fàcce ko. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ci yàttali xibaar yi digg njoloor yi 1h waxtu dañ ko junjee ci njëlbal la waaye laata loolee ci ndortali bokk na ci nag ñetteelub congrès bi nga xam nag UDF mbooloo mi amal nañ ko ni ki démb nekk loo xamante daal gis ñu ne daal lañ doon waxtaanee ponk bi mooy seen parti bi ak lu janlook suqali dëndu Afrique ak booloo doon benn waaye nañ ngir nag suqali gu am faaw ñëpp ci dirigeant yi njiitali réew Afrique yi joxante loxo doon benn mooy mën a tax ab développement durable di ak soqateegu yàgg mën a am loolee nag buñ sukkandikoo ci kàddu yi Pape Demba Sylla moom mooy njiitalu boobule kuréel di wala bokk secrétaire général bi ba ñuy amal seen ndaje boobee nag mbooloo mu takku baab bi woon nañ dem fa waaye tamit sunu ndaw baab bi woon na fekk leen di Jibi Sarr Dioni. lëngoo liggéey ngir suqali réew mi di lu UDF mbooloo mi jiital ginnaaw bi mu doon amal ñetteelu congrès ordinaire am parti bile li gën a fës ci waxtaanam développement ci la bokk. Depuis les plans de développement qui avaient été initiés d'ailleurs. Depuis ba ki nga xamante ne ni moom mooy président Mamadou Dia tegoon fi plan de développement boobu ba tey kenn waxatul li nga xamante ne ni moom mooy développement waaye ba ki nga xamante ne ni moom mooy Macky Sall ñëwee émergence la fi indi ñu ànd ci di jàpp ne émergence étape bu njëkk la rek jëm ci développement. Or nous pensons que l'émergence ce n'est qu'une première étape vers le développement. bu ñu sukkandikoo ci kii di seen secrétaire général national. réewu Afrique yi dañoo war a jël seeni responsabilité ngir lëngoo ba Afrique gi yëpp nekk benn. Si l'Afrique continue à avoir 55. su ñu gisee nag continent bu Afrique réew mi yëpp mënuñoo gérer développement ak seen sécurité bopp doy na waar moo tax ñun waa UDF mbooloo mi dañoo jàpp ne jot na lëngoo gi ci denduk Afrique ñu indiwaat ko ci suñuy waxtaan yëpp. À l'ordre du jour et mise en avant dans toutes les discussions. parti yu ci mel ni AFP LD bu Nicolas Ndiaye Benno Bokk Yaakaar. amoon nañu ñu leen teewal ci congrès ordinaire bu UDF mbooloo mi ab lël boo xamante ne ni sax ñu ngi ko amal ginnaaw ba rek daanaka at moo des ci élection présidentielle yi war a am ci atum 2019 naka noone Papa Demba Sy ak i ñoñam ñoom ñu ngi daasaat seeni jaas yi ngir gën a mën a defante ci élection yi ñuy jublu.
Joni Djibi Sarr wax leneen ci xibaar ju ñu naan ko ca ndorteel li démb doon daanaka bërëbu waxtaanukaay ñu fay kon jaaga jonge bi lépp jëfin di ab takk der bu daan tellu mbecc ab dawalkatu moto mu mel ne nag loolee daar ñi di waa te way takk der yi seen kilifa àdduna ci wax ci tamit daaneem ci war a jël terewul tamit daan yooyu tamit askan wi jàpp ne lu war a méngoog liy doxalin la ndax dañuy nemeeku ak daanaka béjjoo yenn saa yi takk der ak askan bi terewul jàpp nañ tamit ñoom it nañu amuk dayoo maanaam cër respect jox ko ñii di takk der yi ñoom ñëpp ñu mën di deflante ñu ànd ceeg Mamadou Samb. xibaar bi ñuy romandaat ci réseaux sociaux yi te mu di ab xuloo bu dox ci diggante benn takku der ak benn dawalkatu moto ci vidéo bi sax ñu ngi ci wane ni takku der bi daf ko mbecc ndax moom dawalkatu moto bi jotul woon sol ab kax mu doon mbir boo xamante ni ñenn ci askan bi ñu ngi koy ñaawlu. bon situation bu xaw a doy waar lay nag quoi. bu doy waar parce que ñi nga xamante ni que ñoo war a sàmm suñu kaaraange. bu fekkee dañ xaw a ànd ak xadar torom noonu wala naq deret day xaw a compliqué quoi. aussi policier dina def boppam de il est mieux protéger ko tous ba tax mu ñëw offensé la yaa ngi dégg fekk la fu mu la warul déplacé loo la nga bañ mu dox sa kaw dóor la. parce que moom waaw parce que moom da koy leer ne bu ñu demee ba fi mbax na di doone benn moom mooy am dëgg. koo fi man di seqal ci Sénégal fii muy policier muy keneen te nga doon ku néew doole rek pour nga ñàkk day yomb. mbir bu nu mel bëri na luñ koy gis ci réew mi Pape di kenn ci askan bi di xam ne ni li ko waral moo di. mooy que ne la loi du plus fort est toujours le meilleur boo demee biir police jotee policier des fois da ngay ñëw ñu manqué la respect maltraité la yuux la gëdd la na dinaa rien à dire amoo looy wax mais ki nga xam ne moo jotee nit bu expliqué wul nan la ñu xamee nan la jotee kooku pourtant policier bi nit la civil bi nit la. grade mooy seen différence. ay saafara ngir mun a dakkal xuloo buy dox ci diggante takk der yi ak ñenn ci askan bi xëy na ni munta ñàkk bu ñu sukkandikoo ci ñi ñu dékk suñu micro ngir ñoom li ñu war a def moo di. sensibiliser waxtaan parce que police du pour muy réprimer c'est-à-dire en cas de nécessité rek lay war a mën a utiliser doole n'est-ce pas mais bon dañu war a am police boo xamante ni buy gunge askan bi di waxtaan ak ñoom di leen dalal seen xel. nit ñi ku ne xam li nga doon policier it xam liñ doon xam ne ñoom sunu tën yi ñu leen di jox ñu di ko sol ak liñ leen di jox maanaam dañoo am yaakaar ci ñoom bëgg ñu yoreel ñu suñ sécurité réew moo tax ñu jox leen ko mais askan wi ñu jéem a yaraat jikko yi moderniser wu mel noo xay ne tey it ku nekk dina mën a nekk ci yoon te laale ak leneen du am. bile mbiccoo mbaaloo bi dox ci diggante takku der bi ak dawalkatu moto bi doon na mbir boo xamante ni si jëriñ bi ñu dénk kaaraange yi biir réew mi nakarlu na ko lool bu ñu sukkandikoo ci communiqué de presse bi waa police nationale fësal moom takku der bi sax jot nañ ko teg ay daan bu ñu sukkandikoo ci bureau des relations publiques bu police nationale. Sambu Mamadou daal di wax mbirum yoon beneenu xët la fa laaj ci loolee wala bokk ndar képp ko bokk na ci nag lu soxal procès Khalifa Ababacar Sall ñu nekkoon ci wërngal bu mujj ba ci audience yi mu mel ne nag ñu war ko jox verdictam ci fanweeri fan ci weeru mars atum 2018 mu mel ne nag bokkoon na ci daanaka jeexantal procès bu bëri woon lool ay tension ki yëngu-yëngu dañ ci ànd ak Codé Ndiaye mi ñu defal jàngat bu yaatu ci loolee. da ngeen ma laaj ma jugé teg ko ci wàllu droit danañu jugé teg ko ci yoon da ngeen ma laaj itam ñu àtte teg ko ci wàllu impartialité maanaam ñàkk a far fenn loolee danañ joxe décision boo xamante ne ni dafay tëddee njaaxaanaay ci kàddu yooyu la juge Malick Lamotte daal di tëjee procès Khalifa Sall ak ñi mu doon liggéeyal gannaaw ba mu noppee ci kàddu yooyu nag président tribunal correctionnel bu Ndakaaru daal di jox rendez-vous parties yi newoon ci procès bi le 30 mars 2018 ngir nag mu joxe délibéré bi maanaam àtte bi ñëwal Khalifa Sall ak ñi mu doon liggéeyal journée démb bi nag daal di rek bari émotion ci wàllu ñi teewoon ci salle bi gannaaw bu juge bi daal di woowee prévenu yi ñu joxe seen kàddu yu mujj ginnaaw bu ñu amalee débat yi ci procès bi kàddu yi kii di maire bu Ndakaaru nag daal di rek yëngal salle bi ci wàllu émotion ñu bari daal di tuur seen rongoñ gannaaw bu ñu déggee Khalifa Sall addu jëm ci wàllu procès bi maire bu Ndakaaru jàpp ne procès bi procès politique la ko waral moom mooy dafa am ay ambition ci wàllu nekkinu sénégalais yi te nag moom loolu dara du mën a tax ba mu jóge ci
lu ni mel nag daal di waral ñu bari ci salle bi daal di tuur seen rongoñ bokk na ci ñooñee ay àndandoom Khalifa Sall xam ne itam ne dafay rek ñaan àttekat bi di Malick Lamotte mu daal di libéré ñëpp ñi nga xamante ne ni ay co-prévenu la moom nag mu xam ne ni mën na rek gàddu lépp loo xamante ne ni responsabilité la li wundu kàddu yi ni mel moom mooy dafa jàpp ni procès bile politique moom moo ko lal laata kàddu yooyu nag procureur bi waaye itam défense bi daal dinañu amal seen réplique ginnaaw bu ñu amalee plaidoirie yi ci kàddoom procureur de la république xamle ni dossier Khalifa Sall jaar na ci ay magistrats yu bëri bokk na si ñooñu sax kenn ku teew ci salle bi lu ni mel nag maître Ousseynou Fall daal di koy relever moom jàpp ni su fekkente ne loolu lu am la lu garaaw la maître Ousseynou Fall daal di ñaan kàddu tribunal bi ngir nag àddu ci lu ni mel procureur de la république nag xamle ni mosul yëkkati ay kàddu yu ni mel président Malick Lamotte daal di nag clôturer incident boobee gannaaw réplique procureur bi avocat yi layool Khalifa Sall itam jël nañ kàddu bi ngir nag def seen réplique ñoom nag ñu jàpp ni procureur bi dañ lay attaqué saa su ne te loolu nag ñoom duñ ko nangu benn yoon. ci seen kàddu yu mujj Khalifa Sall ak ñi mu doon liggéeyal ci mairie bu Ndakaaru daal di nañuy xamle ne dàq nañ bépp tuuma bu ñu teg ci seen ndodd tribunal bi jox leen dig daje le 30 mars 2018 ci la ñuy xam ndaxam dañuy ñibbi seen kër wala bokk dañuy des ci biir kaso bi 30 mars 2018 nekk nag ab bésu dëgg ci Khalifa Sall ak ñi mu doon liggéeyal loolee lépp nag juge Malick Lamotte ak ay assesseur am ñoom ñoo ciy gindi askan wi. gis na ci tey ku nekk na nga jël sa responsabilité parce que xeex jot na. Ndiaye Codé dañuy des ak yow ba tey ndax taataan ngay kàddu yi maître Khassimou Touré ñenn ci lawakaay yi layal njiitalu gox bu Ndakaaru di Khalifa Ababacar Sall moom maître Khassimou Touré xam ne daal mi ngi sant yàlla ci ni mu doxee tey mu mën a jàpp ne mbir moomee procès historique la maanaam dañ ko sóob ci taarix ci ni mu amee ak ñi nga xam nag ñoom lañ cee teg yi gët dañuy ànd teewlu ko maître Khassimou Touré. mais dañuy sant yàlla bi mu ñu ko tàmbalee bisimilah rahmaani rahiim àggale ko ak alhamdulilah rabbil aalamiina tribunal nee na le 30 lay joxe verdict bi le 30 mars lay joxe verdict bi pour ñu xam résultat bi mais li ma si gën jàpp mooy président bi muy collecté débat yi daf ñuy wax ñun ñi nga xam ne ñoo doon défendre Khalifa Sall ak ñi mu àndal da ngeen am li ngeen sàkk woon li ngeen bëggoon ak li ngeen sàkkoon mooy lan mooy que ñu rendre justice mooy que ñu règle de droit ñu appliquer comme ni ñu war a nga xam ne jaay doole di fa am impartialité la wax nee na nga xam ne du ma far boor bee ñun loolu lañ bëgg loolu lañ mës a laaj parce que dañu ko wax ne ko loolu rek nga mën a def pour réconcilier le peuple sénégalais avec sa justice parce que fi ñu toll nii peuple bi ak justice bi dañu xaw a dëngoo tuuti. procès historique la parce que procès historique la ci ñetti fànn parce que acte bu mel nii mi ngi fiy soog a am acte bu mel nii yàggee nii mi ngi fiy soog a am parce que ki ñuy topp aussi dañ ko tuumaal kat ne dafa bëgg moom tim fauteuil bi loolu la ñu wax man ama si preuve sama client la. dama koy bokk naa si ñi koy défendre mais dégg moom wax ko mais ñu bari ne lañ dafa nar a nekk candidat moo tax ki fi nekk tey yónni corps de contrôle na dem leen fuyee ko wutal ko loo xam ne ni mën naa ko tuumal ba yàqal ko ba du mën a bokk loolu lépp wax nañ ko mais man loolu tant que gisuma teguma sama bët dama ko mën gëm mais dossier bi ni mu demee procès politique la man noonu laa ko jàppee noonu laa ko gisee. ba tey ñu ngi ci boobule procès bokk na ci nag kuréel gi nga xam nag dañoo taxaw tembe jàppal tànk Khalifa Ababacar Sall ci ndimbal ñuy wax ànd dooleel Khalifa la ñuy wax ca kii di juge Malick Lamotte mooy nag na doxal droit maanaam yoon ci mbir mi naam sax ñoom ñooñee dañoo solal mbub mu set wecc si mi mbub ma nga xam nag dafa tilim ci seen naataango boobee solo ko mu bees tàq di mbub mu weex tàll jàpp ne daal dafa set gis nañ ne nag fi mu ne nii daal seen yaakaar mi ngi des ci fanweeri fan ci weeru mars ba nga xam ne daal ci la dëgg ga di amee. ñu teelu kenn ci ñoom di rek Babacar Diop. nan la mënee nangu Khalifa Sall nekk fi depuis 2009 ba 2012 Abdoulaye Wade dafa ko dara 2012 ba 2015 après élection locale yi Khalifa Macky Sall doog a dal ci kawam loolu dafay wane ne loolu rek mooy wane ne politique la. man li may xaar ci Lamotte mooy ñu libérer Khalifa Babacar Sall ndax lépp loo xamante ne def nañ ko tey jii boo xoolee procès bi mu tàmbaleek léegi. amul lenn lu wane loo xamante ne mën nañ ci incriminer le député maire Khalifa Babacar Sall. ñu ngi xaar ba le 30 mars le 30 mars incha allah lu mu laaj dinañ ko ci def mais jàpp nañu ne bu dee le juge Lamotte li nga xamante ne mooy droit li nga xamante ne moom moo génnee ci procès ci plaidoirie yi avocat yi su dee loolu rek la ñu lire incha allah Khalifa Sall le 30 mars dafay fanaan di këram.
daal di ndar képp mbirum yoon wax lu soxal këru docteur yeeg faju geek yenn ci ay jàngoro bokk na ci jàngoroy asma ju ñoo nak ci njëlbelu xibaar yi lim bu toll ci 300 ci ay millions doomu aadama ci àdduna wër nga këpp ci gox yi fasantikoo ñi ngi dox ak doomu jàngoro boobu li mu mel ne nag fii ci Sénégal ay xayma yu ñu def de ay statistique wane ne na téeméer boo jël ci ndaw yi ñett ñi doo nga ko am bu dee ci mag ñi daanaka juróom benn lañ ñu gis ne nag loolee dëppoowut ak li nga xam te ni noonu lañ ko waxee ndax ci Sénégal bokkut ak li nga xam te moom noonu la amee ci àdduna bi loolee ka nga xam ne nag mooy professeur Mamadou Ba di rek pédiatre pneumologue mu xamle ko nag daanaka ci bi ñuy defal li nga xam te moom moo di ab science académique nationale bi ñeel science technique ci réew bu Sénégal ka fa teewoon bañ koy amal sunu ndaw la Mariam Birane Ba Diop. asthme di feebaru dënn di wéy di yokk ci àdduna gi ci Sénégal mu di fi def ay loraange yu bëri ci askan wi téeméer boo jël ñett yi ba juróom benn yi am nañu feebar gi lee bu ñu sukkandiku ci kuréel gi di OMS waaye ci kàddu docteur bi lee bu ñu seetee ba seet lim gi ëpp na loolee moom lu mu jàpp mooy téeméer goo jël fukki am nañ asthme moom nag muy sàkku ñu gën a aar askan wi. dañuy aar nit ñi contre la pollution. dañuy aar nit ñi contre ay diesel yeeg essence yooyu dañuy aar nit ñi contre les véhicules yi nga xam ne ay oto yoo xam ne xaw nañ màggat ba di génne fumée bu bëri ak saxaar su bëri dañuy aar nit ñi aussi di leen ñaax bu ñu peinture tee surtout peinture huile dañ koy wax nañu éviter dem toog ci biir néeg yooyu ñu peinture di leen wax ni également mala yi nga xam ne dañoo am kawar gu gudd yooyu yëpp en général dañu am ay allergènes ci seen biir kawar yi ci suñu kër yi surtout ñu bañ di bëri lu ñuy def di lal ay tapis ay moquette loolu amul benn njëriñ parce que day tax poussière bi nekk day tax acarien fees fa del ak gannaaw li ni mel cuuraay itam bokk na ci yenn yi indi crise d'asthme. saxaar fu mu munti jóge rek baaxul kon nag maa ngi gis sama seen collègue jigéen ñi di leen ñaax tout le temps ma ñaax leen ñu jéem a éviter au maximum loolu ñuy wax cuuraay. bu ñu sukkandikoo ci ay kàddoom lii di inhalation moo gën a am doole ngir faj lii di asthme. on a constaté que vraiment inhalation continue bi moo gën a am doole pour faj nit. La plupart des hôpitaux d'enfants en Amérique du Nord moom la ñuy utiliser pour traiter les crises graves d'asthme. Plus nga éviter di ko defal machine pour mu respirer plus ngay am chance pour faj ko nu mu gën a waree. ci àdduna gi yëpp nemmeeku nañ ni njëgub feebaru asthme moo gën a takku njëgub feebaru sëkkët di tuberculose ak lii di sida buñ leen boole li ni mel nag tax docteur yi lee di woo askanu Sénégal ñu gën a farlu ñu ñuy xamal nag ni bu ñu ci taxawul fi wakk atum 2025 ci àdduna bi lu toll ci 400 millions nit yu am asthme daanu ñàkk seen bakkan. loolu day yàlla na ci yàlla def saafara wax leneen ci xibaar ci mbay mi tool yi la ñu jëm sol yére yi dem ci àll ba bokk na ci nag ne sees mën a def ba jiwu baax am ba gerte geek yeneen yu ni mel am meññeef goo xam daal dana am solo loolu nag ngir mu yemb ak lëkkaloo moo dox diggante Sénégal ak Mali ci ñi ci seen xam-xam màcc ñu fexe ba wut ñàllaw ñu jaar ba nga xam daal loolee dana mën a mucc ayib ñu amaloon ndaje bu yaatu boo xamante ni daal ka fa teewoon sunu ndaw la Mamadou Diop ñu teewlu lu ñu fa jëlee. ba am ci suñu réew yi mbay mu mucc ayib loolu nag dafay laaj ñu am ay jiw yu baax ñi seen xam-xam màcc ci wàllu mbay ñoom xamle nañu ne ci jamono yi jiw yi nga xam ne béykat yi moom la ñuy jëfandikoo bëri na lool ay jafe-jafe. soo jëlee lu mel ni gerte soo demee ci fu ñuy gëstoo soo jiyee sa gerte ci benn hectare na la mën a jox ay tonnes yu bëri maanaam ñaar tonnes la ñetti tonnes mais su demee ci béykat yi doo ko mën a am doo mën a am tonne loolu lu ko waral mooy du ñàkk mën a béy mais parce que rek li war a ànd ak mbéy mi moom moo des maanaam jiw bu baax wala xëy na sax tos mu ngi ko war a demee donc dafa laaj ñun ñëpp ñu mun ànd ak ñoom yëpp wan leen lan nga war a def parce que fekkee da ngay béy nga mun ci am li nga yaakaar su ko def rek ingénieur yooyu sax teg nañ ci it ne il faut que ñu amal ay technique agronomique yoo xam ne day jaar yoon ngir mbéy mi mën a développer ni ñu ko bëggee. maanaam am na ñoo xam ne dañuy gëstu ci mbéy ñoom dañoo njëkk a xool gëstu saytu ba ni bii peppkat wala bii gerte baax na ci Sénégal
nii ak nii lañ ko war a béyee ak bii béréb lañ ko war a béyee su ko defee nag loolu suñu ci d'accord ba ñu xam ba Sénégal ba gouvernement bi d'accord ne bii jiw baax na ñu door ko mën a fuulal ba mën a ba ñëpp mën ci jot. loolu nag moo waral réew yi di Mali ak Sénégal fas yéene joxante loxo ngir objectif yi ñu ci soxla ñu mën koo am. waaw xam nga mbirum gëstu moom du mun a em rek sa dëkk foog nga yaatal ko te da ngay def leen loo xam Sénégal Mali def na ko pare donc jar nga koy defaat da ngay jëlee ci Mali da nga indi ko fii comme aussi Malien dañuy def loo xam ne lii Sénégal def na ko pare comme ñoo bokk kii bi mu tëddi jaww ji rek ñoo bokk fu ñu nekk jaru ngay répété da ngay dem jéem ko rek adapté. ngir nag ñu jot ci mébét yooyu yi tamit ñaari réew yi nee nañu dinañ fexe ba aar bu baax a baax jiw yi nga xam ne moom la ñuy fas yéene jox béykat yi. Sénégal amal na dañuy weccante ay jiw lu bëri ci mbirum gestu suñ koy def nag daa am fi ñu koy tëral maanaam daa am ay sart yu ñuy signé ba jiw su demee foofu fekkee nañ ko jëlee Sénégal yóbbu ko Mali ñu mën a xam ne Sénégal la jóge fekkee dafa jóge Mali aussi ñëw fii ñu mën a xam ni Mali la jóge ñu mën ko sayt noonu. ci Saly Portudal am na nag benn ndaje boo xam ne ñoo ngi ko fay amal ngir tàggat ñenn ñi nga xam ne ñoom ñoo yëngu ci wàllu mbéy moomu mu nekk atelier de formation boo xam ne waa fondation Syngenta ñoom ñoo ko fay amal lépp rek ngir fexe ba mbéy yi ñuy béy ci Sénégal ak Mali nekk mbéy yoo xam ne dañuy am doole lool. jërëjëf Diop Mamadou nga wut ci tool yu baax rek Diop nga sant da nga ko yittewoo ngir gerte googee wax leneen bokk na ci mbirum juñu na ko ci ndorteelu xibaar yi ci daanaka Sénégal ñaar ci ay millions yi doomu aadama ci julit dañuy dëgg mali ci dëkk bu sell ba ngir ziara ji sangub sang yi Seydina Muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waaye terewul dañ ciy nemmeeku ay rëq-rëq di ay faay ci niñ koy amalee di organisation bi ngir loolee jeex moo waral kuréel gi ñuy wax Ali Yassine di yëngatu ko ci ak suqaliku guy sax dàkk di développement durable jàpp na nag ñëpp nañ ci sub seen loxo ngir ñu wut ñàll wu baax wu ñu jaar loolee man di nekk gulet ci xew bu Sénégal dañ cee nekk Ndeye Fatim Lo. at bu jot ay junni sénégalais ñoom dañuy dem aji ci Makka wante ñaari at yu mujj yi ñi gis ni que am na ay jéeya ci gox yu sell yooyee ba ñu bëri ci sénégalais yi ñàkk ci seen bakken li ni mel nag association Ali Yassine pour le développement durable di ko ñaawlu. mu ne yàgg nekk loo xam ne lu am solo ñu ci maanaam joxe xaalis seen deret seen bakkan ak lépp. yàgg nañu gis ay drame maanaam aj Makka bu jot dana am ñu dee. waaye deewin bi dafay xaw a doy waar ba gis ngeen ko ñaari at yi ci ginnaaw am na ay sénégalais yu dee li ko jiitu gis ngeen léeg-léeg ay junni nit wala yooyu ñoo ciy dee loolu nag jullit ñi war nañu xool. ñun am nañu droit ñu constitué wu ñu xalaataat ci mbir mi. ngir mën a soppi li ni mel association bi moom gis na ni faw réew yëpp boole seen doole jaarale ko ci tëral ay mesures yoo xam ne dinañ tax ba réew yëpp mën a bokk ci gestion wu organisation wu aj bi. état bi mi ngi def lépp lu mu mën pour loolu ba utal na ko ay compétences ay ressources humaines ñoo xamante ne ni war nañu mën a taxaw lool te ñu ngi ci def lépp lu ñu mën waaye loolu du tee comme mbiru nit la toujours dafay laaj amélioration. te état bi du moom rek moom moo war a taxaw ci lii population yi aussi war nañu taxaw dimbali état ba nga xamante ne ni mbir yi dafay gën a yomb. jaarale ko ci symposium bi les association Ali Yassine pour le développement durable moomee bëgg na xamal askanu Sénégal lan mooy philosophie wu juróomeelu ponku islam ci njeexitalu symposium bi dinañ xaatim ab document buy nekk ci kayit wala électronique wala CD ngir askan gi yëpp mën a xam lépp lu nekk ci aji Makka. loolu Ndeye Fatim jaajëf ku wax Makkat waxit juma jooju am na solo lool bokk na ci jàkk yi ak juma yi ci réew bu Sénégal am na kuréel goo xamante ni ñu koy wax ONG Jamiyatul Atar du Qatar ñoom nag jamono ji fukk ci ay juma bëgg nañ leen a tabax ci réew bu Sénégal ñu dooree liggéey boobee nag ci Mbour ak dëkk bu ñuy wax Jilax ngir nag liggéey boobee ñoomal ko waaye tamit tabax faay teen askan di ko yittewoo ba ñuy amal visite liggéey yooyee nag askan wa poroxloo nañ ca wax si ni jafe-jafe ñi am seenu dundin am juma ak jàkka baax na loolee nag ba ñuy am kii nga xam nag suñu ndaw di rek Mamadou Diop toppi woon na leen. dëkk bi di Jilaax ak quartier bi nga xam ne moom moo nekk ci commune bu Mbour te ñu koy woowee Coos Est onkat ñoom kat dinañ dalal ñaari juma yu bees Jamiyatu Atar te nekk benn ONG bu nekk ci Qatar ànd ci ak waa ARC di association pour la récitation du Saint Coran ak science islamique ñoom kat ñoo ci fas yéene dugal seen xaalis gannaaw ñaari juma yooyu dina am ñaari teen yoo xam ne dinañ ko fa def. association Al Atar jógee bitim réew Qatar Al Khayriya moo leen fi yónni ñu basé fii ci Sénégal di fi def xeeti teranga yi di tabaxal julli di ay jaamukaayu yàlla di tabaxal nit ñi ay teen ñuy naan
di yor ay girim mooy ay taam yi di liggéey bépp liggéey boo xam ni social la fii ci biir Sénégal ñoom ñoo Jamiyatu Al Ataa projet yi tey daal tabaxum juma la tey ñoom financé nañ ma fukki juma ci fan yi ñaari jox nañ ma avancé benn bi fii lañ koy tabax ci Cossé Est 4 benn bi maa ngi koy yóbbu dëkk bu ñu wax Jilaax foofu la ñuy tabax benn bi. askan wi nga xam ne ñoom ñoo yeewoo ci quartier bi di Cossé Est 4 ak dëkk bi di Jilaax ñoom kat nee ne ci jafe-jafe kese ci la ñuy dund loolu moo waral ñuy sàkk ñu defal leen ay yoon yu baax ñu indi fa ndox mu sell waaye tamit ñu def fa courant. daan nañ ci trop parce que fii mu nekk nii quartier bi fii man fale lay dem juma toujours fa sori na trop foofu lay dem juma donc foofu sori na quartier bi yëpp amuñu juma kon nag bu ñu indilee lii danañ ci kontaan lool quoi. jafe-jafe lu mel ndox. waaw ginnaaw juma ji aussi jafe-jafe ndox am na juma ak ndox la ñuy sàkku buñ ko amee baax na trop. suñu jafe-jafe am nañu ndox de mais ndox mu dajul Jilaax yëpp am nañu courant def nañu kii. poto yi mais lamp yi ñëwugul te itam Jilaax it lamp yi jeexul di ko xaaj rek bàyyi ci diggante bi ñun yëpp loolu suñu yiite la bëgg nañu ko. ñu teewal Jamiyatu Ataa ànd ci ak Ndiouga Dieng bi nekk président ARC ñoo ngi woon ci bërëb yi nga xam ne foofu la ñu war a def jumaa yi ngir xool liggéey bi fan la toll. jaajëf Mamadou Diop wax leneen ci xibaar soxal na jàbbe marché yi maanaam daanaka lu soxal soble mbay bi jamono ji jafe lool ginnaaw nag loole jaaykat yi naqarlu gouvernement bi doxalin gi mu amoon ci politique ngir ñu dakkal lépp lu jëm ci wàllum jëli ko ca bitim réew ñu gis ne daal bi nekk ci réew mi dayut askan wi tey njëg gi seer na ba àgg ca ci lool sax maanaam ba jéggi dayo loolee nag ngir am ci leer Ajara Ndiaye solo nay dàllam séq ay jéego dem ci jaba ñu teewlu ko. ñu arrêté njaayum soble importé bi yàqal na lu bari ñi nga xam ne ñoo ci yëngu ñoom ñi sax jàpp ni mbir mi fiñ ko defee moo baaxul ndax kat li nga xam ne moo di soble mbay bi amul woon ci marché bi. buñ ko teeloon a génne kon problème bi yëpp du am waaye état bi moo nag bëgg ñële kontaan ci moom te bu ñëwee kontaanee ci moom ñii duñ kontaan ci moom. adduna mënoo fee nekk ñëpp kontaan ci yow da ngay def rek li nga xam ne moom nga war a def. dañ ko teel a arrêté te soble bi mënoon nañ ko bàyyi ba ci kanam ñu sel ko arrêté ndax instant yi gars yi ñoo jaay kilo téeméer soble te instant yi loolu dafa metti ci askan bi am na kër yu bëri yoo xam ne tey soble bi du leen arrangé man am na sama client yoo xam ne chaque jour dañ doon jënd ay 5 kilos ay 10 kilos léegi bu ñëwee ay ñaari kilos ñetti kilos la ñuy jënd. même bu fekkee ne jamono ji soble bi mi ngi ñëw ndànk-ndànk njëg li moom dafa cher ba léegi. jëndee ay 400 ay 350 ba 300 sax léegi 500 lañ koy jëndee. mbay bi ñëwee ñu dem ci sunu soble bi waaye temps yi nii gisuñu sunu soble bi. koy gérer ndax il faut ñu togg te soble moom mënul ñàkk si togg il faut ñu jënd ko mu cher il faut ñu jënd ko. jaaykat di nag di ñaax ñi nga xam ne ñoo di kilifa yi ñu jël ci ay ndogal ci nu mu gën a gaawee. saa soble bi nii bu ëllëgee ñu bàyyi ba beneen jege si ñoo xam ne jege si ñu soog a arrêté soble bi waaye dañ ko teel a arrêté daal wax dëgg yàlla métti na si askan bi lool moom. soble mu koy teel a wax ak gars yi mënul xaar ba ne këtt na jonn mu ne na bee arrêté bii ñor am na nu muy defee baykat yi dañu am problème. fukki fan ak juróom ci ginnaaw soble importé bi comme soble mbay bi jafe woon na lool ci marché bi waaye jamono ji importé bi mi ngi tàmbalee ñëw ndànk-ndànk ñi nga xam ni ñooy jaaykat yi ñoom di ñaawlu rek defin bi nga xam ne jëwriñ ji ñu dénk wàllum jënd meeg jaay mi doxalee na ko ngir gën a mën a ñoñal soble mbay bi ci noonu nag ñu yaakaar ni mbir mi dina soppeeku fii ak fukki fan ak juróom ci weer bi di ñëw. loolee yaa na ci yàlla def xéwal jaajëfal Ajara Ndiaye ci yooyu le daanaka boobu le reportage la ñuy ndar képpe jotaayu xibaar yi digg njoloor yi jaajëfal waa RIS yi ñi ci jàpp bom yemm ñu mën leen koy jottali yéen tamit ñi doon taaxirlu ñu jaajëfal leen ci seetaan bi yeneen xibaar 19h ci tënk 20h tamit di juróom-ñetti waxtu ci tënk ci kaalamay tubaab lu jiitu loolu mooy ko ñuy ñaan yàlla suñu borom mi moom boole ñu moom di moom te kenn du moom di borom lépp ak ñëpp ak fépp te fépp fu mu def jàmm jàmmaarloo du fa daagu ñu yendoog jàmm bon appétit. بسم الله الرحمن الرحيم
لا إله إلا الله لا إله إلا أنت الله أكبر الحمد لله. Je suis la preuve vivante que l'handicap ne fait pas le mendiant. La mendicité, c'est dans la tête et non dans le corps. Je suis handicapé physiquement, oui, mais je travaille comme vous tous. Et vous voulez que je me mette à mendier, à tendre la main. Je ne le ferai pas parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la main qui est au-dessus vaut toujours mieux que la main qui est au-dessous. Je ne mendierai pas parce que je vous remercie. Merci Madame le ministre. L'Afrique ne refuse pas son développement. L'Afrique refuse un développement qu'il ne connaît pas. L'Afrique refuse un développement qui n'est pas commode à ses réalités. Essayer de faire porter à l'Afrique le chapeau de développement, c'est comme essayer de me faire porter une taille basse, même avec des fentes et des valants, ça ne me va pas. Nous refusons le développement occidental, nous refusons le développement importé, mais on est prêt pour notre propre développement, nous africains. L'équipe gagnante de Kaïdé Batre Junior est... bandiraɓe caggal yettudal julde rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam en puɗɗirima inde deno towɗo townuɗo kala ko towi kisɗo mo kisal allah gaga mum mo fittande tagore addigue woni tamande mum baɗowo laato en juule mouhamadou makko mouhamadou abdallah mouhamadou aminata mo jaami kisal wonani timmode annabaɓe koddonolaɗo ɓurnaɗo windere goɗɗo guila e hunde wodani en juurima kadi wasilu men woni cheikh ahmed tidiane chérif en juurima ceerno men ceerno cheikh oumar allah foutiou tall ɗon en ɓennata en calminani ceerno men ceerno bachir mountaga ɗa ha cheikh oumar émission moon pineleli mo jeeɓoton dimanche kala e télé mon DTV hande noon woni koɗo émission o ko gorko pullo gandaɗo dariɗo kadi no fewi darini pulagu woni ganduɗa le général Ousmane Kane gonɗo président association ceerno Souleymane Bal on woni koɗo men émission pine leydi bisimilla ma le général Ousmane Kane on jarama mi wi on assalamu aleykum